jaa ngeen jëf sama gars yi ba ci kanam tuuti. Non, neexul waat mooy Sud FM. Joyeux anniversaire. Non, neexul waat mooy Sud FM. benn fan ci weeru juillet atum 1994 lañ daal di samp Sud FM muy rajo privé bu njëkk ci réewum Sénégal boobu ba tey jii nag toll ci ñaar fukki at ak juróom mu tax mbooloo mu takku daal di teew ci makkaan rajo bi ngir màggal li ni mel. Sud FM Dakar 98.5. Babacar Touré di kilifay Sud Communication mi ëmb banxaas yu bëri te rajo bi bokk ci daal di fàttali anam yi Sud FM ganesee àddina. dañoo sos benn nekk ca ba yàlla sabab boobu yàlla am fekk ñu ci jàppale ñu ci leneen kii ñu xalaat leneen ne leneen lii day war nañ cee mën a dugg. loolu nag soo ko defee bokkul ak loo xam ne da nga toog planifié ko ne dinaa def lii ñaangami at su ma juralee lii ma def lii ma def lii ma def lii. rajo Sud FM daal di gane si àddina kon benn fan ci weeru juillet atum 1994 ñu daal di ko inauguré fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 1995 ci teewaayu ñetti njiitum réew muy Abdou Diouf njiitu réewum Sénégal Alpha Omar Konaré bu Mali ak Mawiya Ould Sid Ahmed Ould Daya bu Mauritanie. Ce 1er juillet, 25 ans de la première radio privée du Sénégal ñu prié nag ci studio bi ñaari kilifa yoo xam ne xam nañ ak ràññee nañ bu baax a baax kër gi muy suñu grand Pape Diomaye Thiaré ak suñu grand Abdoulaye Sakho Faye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax et di leen wax respect. ñu ngi lay fay Nicolas. ñu ngi lay fay Nicolas di la wax jaajëf. jërëjëf waaye alors 25 ans ce n'est pas 25 jours bu ngeen amoon benn message bu ngeen di lancé à l'occasion de ces 25 années de Sud FM ban lay doon. non dañuy sant yàlla d'abord. parce que quand même ku am xew-xew 25 ans après nga nekkaat fii je pense que c'est la première des choses à faire. de rendre grâce à Dieu. keroog bi ñuy inauguré rajo bi en juillet 94 ku ñu waxoon xëy na peut-être 25 ans après kenn mënu loon imaginer lii yëpp donc depuis lors il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts am na ñu fi nekkoon nekkatuñu fii am na ñoo xam ne ñu ngi doon ànd ak ñoom gisatuñu leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana àdduna bi nag noonu la quoi donc on a vécu de grands moments avec cette aventure de Sud. su ma taxawaay tey fii fàttali yu bari la loo xam ne mënuma ko nettali waaye jàpp naa ci ñetti date mooy 29 décembre 1993 bi ñu signé pour Sud juddu ak 1er juillet bi ñuy fête tey mooy kere bi programme yi njëkkee commencé Sud FM waaye li ma jàpp itam mu nekk ay prouesse professionnelle mooy loo xam ne li kéemtaan la woon ca waxtu woowu ñu ko daan def mooy procès médecin yi naka la ko Sud FM couvrir ak duo bi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak ñeneen ñoom jéy ñoom ñëpp a nga foon parce que dañu relayante dañoo maanaam kii day dem mais kii moo fa nekkoon ak attitré Abdoulaye Sakho Faye nekk ci antenne bi di def journal bi Jacqueline Fatima Bokou ñoom ñëpp a nga foon mais li ñu fa liggéey comme liggéey kenn mënu la wax loolu ci àddina. rajo unique moo amoon rajo Sénégal moo amoon jour boobu maa doon def brève yi maa annoncé Sénégalais yi dans le journal de 19h que maître Sey dañ ko boom moo doon sama premier journal rajo Sénégal stagiaire la woon man maa présenté journal bi jour boobu mais procès bi Sud FM la ma fekk te ñun ñoo couvrir procès boobu loolu moo tax ma maîtriser woon ma gënoon maîtriser événement bi plus que ñeneen yi alors maîtrise bi ma amoon ci événement bi moo tax ma nekkoon à l'aise. ñu xëy déplacer suñu rédaction bi yëpp yóbbu leen palais de la justice monter suñu nos moyens maigres de téléphone et autres fexe ba ñi ëpp ci sénégalais yëpp lépp lu ñu fa wax minute bu nekk ñu génneel leen ko ci français ak ci wolof li ci ëppoon sax ci wolof c'était la première fois booba ñu bari yaakaaroon nañ ne balaa procès bi jeex sax ñu tëj rajo bi mais demoon nañu ba am ñoo xam ne gis naa bindoon nañ ci jamono yooyu ñaata poste rajo récepteur la Sandaga jaay ci période boobu ndax reportage Sud FM boobu. am na beneen lu mu marqué aussi loo xam ne Sud def na ko mooy bu ñu wàccee Daoud Kairaba Diawara dañu ko wàccee amul benn journaliste boo xam ne nekkoon na fa ku mooy suñu journaliste reporter bi yéegoon ci bateau bi nga xam ne ci la gars yi doon rawalee Daouda Diawara mu ñëw Sénégal ñun ñu ngoon ci biir ca Yaya Jammeh la mu doon def lépp daanaka dañ ko doon wax minute par minute ci suñu antenne bi Sénégalais yeeg daanaka addina bi yëpp
ñun ñoo leen wax coup d'état bi ni mu doxee fa mu jaar ak ndem dem duggoon Gambie kenn mënutoon ko ñun duggoon nañ non seulement duggoon nañ waaye ci kaw bateau bi nga xam ne ci lañ yéegal Daouda Diawara di ko rawale mu ñëw Sénégal journaliste yi dem fa nga Mamadou Dieye ñoom nii la woon parce que ñun defuñ ci woon dara ñoo def seen pexe ba yegg ci loolu dafay am loo xam ne doo ko fàtte bés bi nga xam ne lañ faat juróom-benn policiers yi fii ci Sénégal lu doy waar a ngi noonu ñoom ñi itam ñoo xamal yéegal réew mi yëpp li xew ni manifestation bi demee ak li nga xam nga damay dégg ñu naan rajo ak télévision li ñuy def ci élection yi mais Sud da ko door fii Sud moo ko njëkk a def fii 1996 élection municipale yi. Pour la première fois rajo def des élections en direct tolof yu amoon ci élection bi ci scrutin bi te ñi wax ko en direct ci rajo bi tax na ba ñi reprendre scrutin bi fii ci Dakar. maa ngi fàttaliku benn reporter boo xam ne kilifa gu mag fi garde du corps bi ñoo ko nekk di ko dóor muy wax Sud FM naan gaa yaa ngi topp muy Seydou Ndiaye yaa ngi koy fàttaliku ñu ne camion bi réer na diggante école police ak Grand Dakar yooyu yaay mbir loolu camion bi demoon matériel électoral bi dafa réer diggante école police ak Grand Dakar loolu doy waar la ñoom ñoo ko feeñal. loolu moo tax ñu reprendre élection yi. loolu moo tax it ñu constitué commission bi nga xam ne moo indi ONEL Sénégal jaa ngeen jëf gars yi. Alors cela veut dire que Sud joué na rôle bu am importance ñun jàng nañu ci Sud FM maanaam ay dongo la ñu woon génn ci sesti bëggoon woon suñu mag yi ne ñun de mën nañu dara loolu moo tax ñi def suñu këntalay kattan ba Sud FM début moom vraiment beneen affaire la. C'était en l'an 2000. On a fait un travail de maillage extraordinaire sur le territoire national. Moi je me souviens maa ngi jógee sama kër Abdourahmane Gueye qui faisait partie des premiers chauffeurs de Sud. sama kër 6h du matin la ma jël si 6h du matin laa duggaat sama kër donc 24 heures pratiquement on était sur le terrain on avait fait un travail de maillage boo xam ne moo indi wala bokk na ci li indi alternance parce que on s'était attaché les services de 2 ingénieurs statisticiens ku ci nekk booy dem sur le terrain dañ lay jox des fiches avec les grands centres c'est-à-dire bu fekkee ne par exemple c'est dans la commune de Point E Fann Mermoz et cetera soo gagnee les bureaux de vote là rek gagné nga donc bu ñu jotee résultats yi ak sa portable da nga koy envoyé suñ ko envoyé directement ça vient en studio on fait le calcul ci loolu ci la ñu rendre compte que deuxième tour faw mu am Abdou Latif Coulibaly est allé à l'antenne en l'an 2000 il l'a annoncé. bu ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. siiw na ne kon ni Sud FM mbirum xibaar moo ko tax a jóg te bàyyiwul kenn mën ko ci ndax bi mu sampoo ba tey ji mosul joxe xibaar bu méngawul ak li am te niñ koy joxe tegu ci yoon. jogantewuñoo kenn wujjantewuñoo kenn yenn saa yi su ma déggee ñu naan sondage nangam ak nangam man leen waaw soo bëggee jël rajo boo xam ne musique lay def nga tëkkale ko rajo boo xam ne information lay def wala rajo boo xam ne diine lay def li ma xam te ñun looloo ñoo tax a jóg ndax li ci def yëpp dañ koo def pour feesal xëy na grille bi mais ñun information rek lañ jàng moom lañ xam moo ñu tax a jóg. information nag ni ñu tax a jógee mooy li nga xam ne gëstu nañ ko ba mu wër ba mu wër ñu wax ko te seet nuñ koy waxee. ndax su fekkoon ne wax jooju ci ñun lañ ko jëmale wala ci suñuy wéyjur wala ci suñuy njaboot wax jooju dinañu neex wala déet loolu def say bopp doo ko def say njaboot waroo ko def jàmbur soo juumee jéggalu dama naan toujours man de li may ndamoo mooy njaga mi loolu la ak jeneen liggéey nañu ba génn ci mësuñoo am démenti wala mise au point ndax duñu wax lu ñu wérul te itam suñuy wax dañuy bàyyi jëmm ji fële wax li nga xam ne mooy solo si
ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire biñ daal di màggal kon benn fan ci weeru juillet atum 2019 tax na ñi fa mësoon liggéey daal di fa dajawaat seeni nattangoo tamit daal di teew ngir sargal waa kër gi. di sargal suñu doyen Babacar Touré parce que ñoom tamit ñoom ñooy précurseurs yi ñoom ñoo tante woon loolu jox exemple yeneen professionnel ba ñu ñimee teg seen nënd ber seen daara ubbi seen groupe de presse ñu leen di sargal ñoom ak ñoom doyen Ndiaga Sylla ak ñëpp mais aussi tamit di sargal Baye Omar. mu naam sud bu amuloon kon du ñu am alternance politique bu 2000 ak bu 2012 rolam vraiment daf si fës te loolu ñu ngi ko si gërëm ñaareel bi te média Sénégal tey tollu nañu fu nga xam ne am na menace bu rëy bu nga xam ne mu ngi seen kaw maanaam suñu média yi loolu moo tax bu may wax alternance politique waxuma 2019 parce que sénégalais yi si seen bopp seen xel dafa commencé ñaaw si presse bi lu waral loolu parce que lobby yi léegi ñoo am doole trop si presse Sénégal muy lobby politique muy lobby religieux et muy lobby également économique sax bëgg nañ ko mais tey Sénégal dañu am ay entreprise de presse yi nga xam ne du rentabilité économique moo leen soxal yeneen intérêt moo leen soxal te loolu pour ma dellu si sud ngeen mën a comprendre lu tax ñuy rafetlu anniversaire du sud lu tax ñuy tiitaroo sud parce que sud dafa nekk entreprise de presse bu nga xam ne information bi dafa équilibré information bi citoyen bi la fi nekkal. am na loo xam ne nii indi nañ ko ñu ñaan rek aussi nit ñi préserver ko mu continuer parce que sud boo gisee mu taxaw ba léegi aussi am benn liberté am benn crédibilité ba tey dafa am loo xam ne nii dañ ko fa ji te je pense que l'héritage a été bien assumé par ñi nga xam ne ñoom ñoo si topp ba tey quoi. sud école la école boo xam ni famille la déjà parce que boo fi ñëwee da ngay man gis naa ñu bari ñoo xam ni sud liñ ci retenir mooy esprit de famille bi fi nekk boo fi ñëwee dañ lay tatagal accueillir la mais du tee na dina la wax liggéey bi la taxat ñëw di nga ko def maanaam respecter sa liggéey respecter profession bi ña ngay dem di jëli seen ay information tam nga respecter que niñ la ko joxe nga delloo ko nani mel loolu mooy sens de l'information donc sud liñ fiy jàng rek mooy njaboot la boo xam ni suñu mag yi dañu teg ci yoon wan ni naka la ñuy defee information moo tax ba dama koy wax ba yàgg ma am na ñoo xam ne dama leen di nawloo ci seen journalisme parce que ci seen jëfin la ak seen jaar-jaar loolu moo tax nag xale yi bu ñu royee ci mag yi nga xam ne ñooy Babacar Touré ku mel ni Chérif El Wadissé yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ak ñeneen ak ñeneen Ndiaga Sylla dañuy sant yàlla ba mu ñu mayee ñu fekke ko ba di ko wax. damay faral di wax ne journaliste bés bu féetee boor rek dootul journaliste bu nekkee politique rek mënatul nekk journaliste maanaam journaliste citoyen bi la fi nekkal te journaliste mënul d'accord mukk tout le temps ak nguur parce que tey nguur d'accord ci lu mu wax ëllëg nguur du d'accord ci lu mu wax. dañu kontaan lool pour ñëw taxaw ci fii parce que Sud bu amee ñaar fukki at ak juróom Sud yàgg liggéey aussi ak Sénélec ñu am partenariat boo xam ne partenariat bu fekkoon la bu yàgg kon dafay jaadu tey jii bu Sud amee ñaar fukki at ak juróom ñu ñëw taxaw ci fii bokk fête bi ak yéen ñaanal leen rek comme ni ko président waxee ngeen fetewaat fa ay at yu bëri au service public de l'information et de la population sénégalaise loolu moo war a doon tey jii nii suñu tànk yi. ndaw ñi kenn demul ñu des ci misaal Aji Fatou Bari mi doon def reportage bés bi dund na lu am solo. maa couvrir événement bi ce matin dem vers les auditeurs waxtaan ak ñoom mais li ma ci seetlu rek moo di mbégte laa gis ci ñoom seen bët muy ñoo xam ne dañoo kontaan ñëw gis ñi nga xam ne ñoom la ñuy déglu chaque jour ci rajo bi donc kontaan nañ mais ñun tamit kontaan nañ gis ñoo xam te ne ci rajo bi lañ nekkoon 25 ans bi ñu ko tegeek léegi ñoo xam ne ñoom la rajo bi départ ndool ba tey ji ñu ñëwaat fi fekk ñu ci ñun nouvelle génération bi donc dañuy bëgg rek gis ñooñu ñëpp partager ak ñoom benn matinée. man je me dis peut-être chance lañ am parce que ñun on a plus de chance ñu am matériel yoo xam te ne high tech la nouvelle génération bi dañuy am nouvelle technologie la ñu wax
donc dañuy am matériel yoo xam te ne c'est plus sophistiqué mais aussi moo gën a ndaw pour liggéey ak moom mais aussi qualité bi baax na ba tey donc peut-être chance boobu la ñu amoon la ñu am contrairement ak ñoom teewul liggéey bi mi ngi fi li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi di suivre donc seen i conseils et puis di fexe topp seen tànk rek. parce que Sud FM comme on dit mooy rajo bi nga xam ne dañu lay bàyyi liberté. bu fekkee ne bëgg nga loo bëgg def en termes de proposition loo def ñu bàyyi la nga def ko c'est que xam nga je n'avais pas dans une radio d'État où c'était quand même assez strict il y avait une certaine discipline mais bi ma ñëwee Sud FM fii moom dañ ma yaatal et gën ma yokk fit. su ñu waxee 25 ans Sud FM du lu ndaw donte dunduñu ci lépp mais une bonne partie fii la ñu fekk. ñu def fi suñu carrière yëpp lu ñu nekk journaliste rajo yëpp ñu passé ko ci maison bii di Sud FM donc ñun xamuñu feneen fu dul Sud te wax dëgg yàlla rëccuwuñu lu ñu fi def parce que jëlee nañ fi expérience jëlee nañ fi loo xam ne xëy na romb na expérience lu ñuy jëriñ suñu dund bi yëpp muy lu jëm ci éthique déontologie ak li nga xam ne moom mooy gëm sa bopp. parce que fierté boobu maanaam dinañu jëriñ au-delà même suñu professionnalisme parce que Sud boo fi nekkee màggee fi dafa am loo xam ne cër bu la nit yi di jox crédibilité bi nga xam ne Sud dafa tasaare ba ñun ñi fiy liggéey crédibilité Sud daf ñu muuraale. Sud FM doon na assurance ci ñun doon na suñu carte d'identité aussi parce que fépp fu ñu dem ñeey saa ñun ñooy kersa woo wax ne que Sud la ñu nekk mais il suffit que ñu wax ne que Sud la ñu nekk rek dañuy xalal yoon bi kon loolu fierté la ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jiitu ñoom ñoo ñu xalal yoon bi kon ñu ñaan yàlla rek ñun tam yàlla may ñu kàttan may ñu ndëgërlaay ba tànk yi nga xamante ne moom lañ fi fekk daal di ciy dox ñun tam bés bu ñu fi jógee ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw topp ci suñuy tànk mu doon ay tànk yoo xamante ne tànk ndëgërlaay lay doon. tey nekkuma Sud FM mais waa Sud FM quand ils ont besoin de moi je n'hésite pas à bàyyi lépp loo xam ne moom laa jàpp pour ñëw parce que c'est une priorité. Mais quand on a besoin de toi on se gêne pas hein. Ah ben oui. De temps en temps moi je ne gêne pas hein. De temps en temps gerte leen bu leen moo woo. Ah non dañoo. am na benn auditeur bu ne fii nag comme maa leen bàyyi ñoom tamit dañu may bàyyi tuuti rànk mais bon entre Sud et moi c'est une grande histoire d'amour. Sud FM sur internet www.sudfmsenradio.com. auditeurs yi daal di teew maye fa deret mbootaay bi leen ëmb maye fa tamit ay cadeau. man Khady Sakho laa tudd bokk groupe bu waa soppe Sud FM Sud FM moom rajo bu baax la rajo bu neex rajo bu am ay auditeurs yu am ay journalistes yoo xamante ne wax dëgg yàlla ils sont compétents wax dëgg yàlla journalistes yi mun nañ seen liggéey yaru nañu li ñuy wax dinañ ko teg ci ni ñu koy waxatee dinañ ko teg tout le temps ci professionnalisme. par rapport ak liggéey bi lu ñuy njëkk a def mooy rafetlu ko parce que boo nee Sud rek lu ñuy njëkk a wax mooy professionnalisme bi nga xamante ne moom nga fi gis boo ko xoolee muy ci jëlee ko ci en bas de l'échelle bi ba yegg ci kaw koo jël rek boo ne kii personne boo ci jël rek daa am li nga xamante ne moom lay refléter ci moom de par nu muy waxee. ak façon de faire bi ak yooyu yëpp muy lekk loo xamante ne moo ñu gën a marqué ci li nga xamante ne moom mooy Sud FM. 25 ans il fallait ñu taxaw ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokk ak liggéey bi mooy auditeurs yi saafonteeg ñoom ñu xam liggéey bi nga xamante ne rajo bi ñu choisir naka la koy liggéeyee et loolu tamit lu ñuy rafetlu la ndax engagement la ndax militantisme la ndax professionnalisme la mais surtout responsabilité loolu yëpp la moo tënk tey li ñu tax ñu nekk fii muy lu ñuy rafetlu lool remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo sanc kër gi mooy les pionniers remercier ceux qui étaient là et qui ne sont pas plus là et qui sont venus aujourd'hui pour marquer ce qui constitue ce symbole. Le symbole, l'esprit Sud est partagé et resté et véritablement pour la postérité. Je pense que là est le sacerdoce de demain. kon mbokk yi nii la Sud FM dundee bés bu am solo bi di ñaan nag borom bi subhaanahu wa taala nangu ñaan yi nga xam ne yooyu lañ fa dal di ñaan ci barke gëdd di mbindeef alayhi salaatu wassalaam. ñi ngi ñaanal ñu fête vraiment 100 ans groupe Sud Communication ñu toog ba suñu ay sët ak suñu ay sëtaat di ko dëkklu di kañ di gërëm aussi ñi fiy liggéey yëpp di leen ñaanal di leen feddali suñu kontante ak suñu respect ci ñoom. li ñuy ñaan mooy ñun tam buñ fi jógee ba dem ñu des ñëw suñu gannaaw
fekk fi li ñi dem bàyyil ñu muy crédibilité boobu ak li nga xam ne moom mooy dañ lay wan yoon gëm sa bopp gëm information wax lu dëgg ak lu jub ba foo dem kenn du la ragal donte presse bi am na jafe-jafe. genn ñaan rek laa am nag moo ñaan leen ko yéen ñëpp mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sud FM, c'est radio.